waaw mbokk yi nga xam ne yéenay suivre li nga xam ne moom mooy chaîne bi di UTV International mbokki internet yi fu mu mën a nekk ci diaspora bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk fa nga nekk jàpp la loxo di la xamal ni nag tey jii dañu ñëw foo xam ne moom mooy Manchester nag xam ngeen ni dëkk la bu ràññeeku ci dëkk bii di Angleterre te ñu gën koo xam ci waneen tur muy Royaume-Uni United Kingdom dëkk bii nag di Manchester dëkk la boo xam ne daf cee ràññeeku ndax buñ tuddee Manchester dañuy daal di xam ni mooy ñetteelu dëkk bi nga xam ni moo ëpp population ginnaaw Londres ak Birmingham tourné waat nekkaat ñetteelu dëkk bi nga xam ni moom la visiteurs yi gën a ràññee gën koo bëgg di ko visiter at mu nekk ginnaaw Londres ak Edinburgh kon Manchester dëkk la boo xam ne dëkk bu am solo la te même Manchester boo ko dee xool dafa xaw a nuroo taxawaay ak dëkk ba leen nekk Sénégal te ñu koy wax Thiès ndax buñ ne ana ban dëkk moom mooy dëkkub ñaari gaar xel yëpp dafay dem Thiès waaye buñ ne ana ban dëkk mooy dëkk bi nga xam ni moo yor ñaari club équipe de football yi gën a rëy ci àdduna bi dëkk yëpp xel yëpp dafay dem fële nga xam ne mooy Manchester ndax Manchester United moo nekk nii sama nijoor Manchester City nekk nii ci sama càmmoñ kon donc Manchester foofu ñaar la am boole yeneen ñett muy juróom-benn tey nag dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xam ne dafa bari ay sénégalais yi ñu bari tubaarkàlle ñëw nañ fi jóge ci Europe gëlee ndax xam ngeen ni crise 2008 bi mu amee ñu bari ci suñu mbokk moodu yi nekkoon fële ca Italie Espagne Grèce ak yu mel noonu ba Portugal dañoo daw ñëw ngir ñëw installé si fii ak seen njaboot biñ ñëwee fii nag fekk si fi ñeneen waaye nag Sénégal fu mu dem la mu fa yóbbu mooy fulla ak jom ak ngor ak bëgg réewam ak bëgg fonk liggéeyam loolu la ñu tubaab yi xamee fii moo tax ñoom biñ ñëwee ñu ne nañ fi def association boobu nag judd na léegi nag tey UTV International bëgg a ñëw luñ ci lu nekk ci association boobu xamal leen association bi nu mu taxawee ñuy seet si nag ki nga xam ni moom moo jiite association boobu ñu koy xam ci Pape Thiaré muy xale boo xam ni xale la bu yaru bu am ay teggin bu am sutura tubaarkàlla bu yàlla dénk xam-xam kon donc ñu ñëw nekk di ko seet si ngir war a seq ak moom waxtaan moom mu dalal ñu fii ci këram ak teraanga yoo xam tubaarkàlla yu jéggi dayo la xam naa sama mbokki ngéyeen yi ak sama mbokki njaween yi waroon nañ fee ñëw kon Pape ñu ngi lay wax nga nuyoo ak mbokk internet yi suivre UTV International ci mboolem diaspora bi fu mën a nekk après ñëw yow ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum sëñ Youssoufa ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku internet yëpp ñi seetaan UTV International di am kontaan lool ci toog ak yow. ndaxte tey la ko yàlla dogal xëy na miinante bi demeewul woon noonu waaye lii mbégte la ci ñun. ndax macha allah nekk nga ku ràññeeku ci dëkk bi. ku nit ñi jox cër. donc bu ñu demee ba toog ak yow di wax ak yow dañ ciy sawar. di la dalal jàmm yaak ñi nga àndal. waaw léegi Pape man nit ñi dafa am loo xam ne dañ ko yàgg bëgg ci yow parce que dañ lay dégg am na ñoom sax ñu la mës a gis. moo tax bi nga xam ne ñi ngi ñëw fii lu bari ci coup de téléphone dañ ko jot mooy Pape Thiaré nit ñi dañ la bëgg a xam avant association bi ñu koy xam. mooy Pape Thiaré yow fan nga juddoo ci Sénégal. waaw Pape Thiaré moo ngi juddoo Djilor. waaw dëkku séeréer. buy nekk ci arrondissement Foundiougne. foofu laa juddoo. waaye maa ngi màggee Saint-Louis. yaa ngi màggee Saint-Louis. Ndar fa la màggee fa la xàmmali ko fa laa defee lépp. fan nga jàngee. lycée Charles de Gaulle laa amee bac. fa nga amee bac. jóge foofu dem Dakar. waaw def licence. waaw télécommunication waaw. jóge fa liggéey ci tuuti. def ci ay stage ak yu ni mel. waaw après continuer dem Malaisie. def fa une année. de renforcement. waaw mais foofu état musulman la ba nga fa demee. état musulman la si. Malaisie li ci intéressant mooy ñetti xeet ñoo fa dajaloo. maanaam malais yi chinois yi ak indien yi. mais ñoom ñëpp ay malaisiens lañ. oui effectivement. à 60% musulmans. waaw donc macha allah mu nekk dëkk bu rafet nekkoon dëkk bu neex. waaw jàngee fa tuuti. am fa tuuti expérience. waaw jóge foofu nag ñëw Angleterre directement. ban année nga ñëw Angleterre. Angleterre maa ngi fi ñëw 2011. 2011 nga fi ñëw 2011 laa ñëw def fi li ñu naan MBA. waaw mu nekk master business administration. waaw yeggale fi seen jàng. si ci business administration. ci master. spécialité finance. finance waaw. loolu laa def après ba alhamdulilah fi mu nekk nii maa ngi liggéey ci domaine finance. kon yow li ñuy bëgg a dem nii muy association bi ni ñuy def ba am finance moom du leen bëri. man nag finance mooy def maanaam mooy comptabilité d'entreprise donc xam nga Sénégal moom bu déggee finance. bu déggee finance rek xaalis lay ji de xaalis lañu daal di xalaat. dinaa gis ay millions ak milliards yu bëri nag mais moo ko ci dara dama koy gis rek ci machine yi laa koy gis rek. ci machine yi nga koy gis waaw. waaw léegi après nga ñëw fii daal di installé yow bi nga ñëwee fii loolu yow Londres nga jàngee fa nga jote say lijaasa mais lan mooy indi Pape Thiaré Manchester. li ci jiitu mooy am na benn entreprise bu nekkoon Skipton c'est à 1 heure de Manchester. North Yorkshire la nekk côté Leeds. ñoo ma njëkk a copté maanaam ñoo ma gis sama CV. jël ma. ma ñëw foofu jege si. ci naka noonu ci laa xamante ak soxna si. moom mu nekk Manchester. ba ñu sëy. loolu nag
xaw ma poussé ma ñëw Manchester. aussi opportunité yi aussi bëri woon fii ci par rapport ak liggéey bi may def. aussi ma am fi liggéey. mais léegi fii nga liggéey. waaw léegi fii laa liggéeyee fii laa passé wu. maa ngi liggéey Eulum. waaw Eulum waaw côté Eccles. côté Eccles ok. mais bi pandémie bi commencé ba léegi maa ngi ci kër gi di. yaa ngi ci kër gi kon ni ko nit ñi defee. waaw rek léegi da ngeen di liggéey remote li daal. waaw télétravail laa nekk. donc waaw ñoo ngi sant yàlla. waaw jërëjëf. waaw léegi Pape Thiaré léegi kon loolu moom mooy li nga xam ni moom mooy cursus bi nga xam ni ci tënk rek. maanaam yow loolu nga def maanaam lan moo la indi nag maanaam ci bi nga ñëwee est-ce que am na ñoo fi xamoon. waaw du woon bëri nag kenn laa fi xamoon ñu koy wax Djibril Mbengue ñoo dëkkoon Londres ñoo bokkoon même kër gi ñu dëkkoon. waaw moom laa xamoon avant may ñëw fekk moom ay sëram ñu naan Nabou Mbengue ak ñoom Mame Diarra xam naa xëy na nit ñi daan leen xam ñoom fi woon. bi ma ñëwee nag moom moo ma xaw a connecté tuuti par rapport ak communauté bi surtout jeunes yi laa gënoon xam. parce que boobu football daf ma xawoon intéressé dama bëgg football ba tey dem jeunes yi sax laa gën a miin. ñoom ñoo ma gën a miin aussi. ñoo la gën a miin. parce que damay dem di yëngu di football ak ñoom nekk seen biir. donc kon xam naa am nga wàccuwaay tubaarkàlla bu dee football moo la yitteel te ñëw nga ci dëkk boo xam ne ñaari club yi bokk nañ ci gën a rëy ci àdduna bi. mooy Manchester City Manchester yow ban Manchester nga sax. waaw man nag Manchester United la. United nga yow kon doo def ak waa Cité yi. waaw yàlla nattu ma indi ma Manchester parce que bi may nekk xale dama ko bëggoon trop. waaw danga ko bëggoon waaw kon donc yow maanaam bi nga ñëw fii 2013 fii nga xamante ni fii nga installé fa la ci Angleterre après nga mujj jóge Londres fële bi nga jàngee ba pare ñëw fii ci Manchester. bi nga ñëwee Manchester amoon nga fi ñoo fi xamoon di demalanteeg ñoom ak dikkalanteeg ñoom. waaw bu fekkente ni loolu weesu na léegi yow dañuy daal di ñëw ci maanaam bi nga jàngee ba pare. yow léegi yaa ngi nekk jóge Sénégal ñëw fi. est-ce que li nit ñi di dund fii par exemple ci dëkk la boo xam ni système ba nga doon dund Malaisie. ci côté immigration parce que dëkk yi loolu dafay am. mooy dëkk bu nekk ak immigration ba nam fay doxee bokkut ak moromam rawatina fii ci Europe Angleterre. dafa am beneen mention spéciale bu mu ci am. yow est-ce que loolu dund nga ko na nga doon dundee Malaisie. bi nga ñëwee Angleterre est-ce que yëg nga benn différence est-ce que am ngay jafe-jafe ci intégration. ah c'est très différent xam nga comme culture asiatique bi ak culture anglaise dafa wute trop. même si Malaisie ba colonie britannique la woon. donc du am jafe-jafe ci langue beeg yu ni mel. waaye xëy na xel yi ñoo dul bokk. te état musulman la xam. état musulman la mais xel yi bokkuñu. anglais yi ñoo gën a open mind ni ñu koy waxee. fii dinañ la may opportunité pour nga mën a bokk. ñoo gën a ubbeeku daal ñoo gën a ubbeeku. voilà duñ la xatal. ci maanaam respecté nañu doomu aadama daal. ku nekk sa àq ak sa yelleef. soo xamee ni ngay doxee rek am noo mel ci dëkk bi war nga koo mën a jot. war nga ko mën a jot waaw kon donc jërëjëf kon yaakaar naa ni loolu moom mooy ki nga xam ne moom mooy Pape Thiaré xam naa xam la lépp sax na jafe. mais loolu nit ñi dañ ci war a mën a yokk dara. nga xamante ni dañ xam ni Pape Thiaré ki nga xam ne moo jiite li nga xam ne moom mooy président association bi. maanaam loolu moom mooy kii système foofu la jaar. ci tënk. waaw yow léegi Pape Thiaré léegi ñu ñëw ci côté association bi. association sénégalaise bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Manchester. association bi kañ ngeen ko sos. association bi ñoo ngi ko sos en 2018 février officiellement. waaye consultation yeeg yooyu. commencé woon na bien avant ay décembre su ma juumul 2017. mu nekk Moustapha Lo. ak sëñ Lamine Ndiaye ñoo ko commencé woon. waaw te ñooñu duñu ay mag maanaam ñu jëloon initiative bu rafet. dugg di jaxasoog nit ñi. gisoon ne association amoon na fi mais dafay deewoon. waaw parce que loolu lañ bëgg a xam parce que association xam nga amoon na fi. dëgg la waaw association am na ñi nga xamante ne dañoo jóge Europe gale ñëw fii. à partir 2008 2009 ba jàpp 2012 ba léegi dañ gis ne amoon na association bu ñu fi fekkoon. association boobu dafa mel ni dafa amoon ay jafe-jafe. dëgg la dafa dem ba deewoon comme ni ma ko waxee rek. parce que déggutuñ ci woon xamuñ ci woon. donc ñaari jeunes. gis ne loolu warul mën a ñàkk ci dëkk bi ñu jug di ko dox. ba accidentellement laa ci sëñ Lamine Ndiaye miinante wuñu woon mais ñu gisee mu expliqué idée bi mu nekk lu ma intéressé. parce que nekk naa fi nekk ndaw xëy na ma jàpp ne am na lu ma war a mën a apporter. comme ñun ndaw ñi ñëw fi jàng xëy na am na benn genre mentalité boo xam ne ñun ñoo ko war a indi. maanaam am na ay création yoo xam ne ñoo ko war a def. bi mu ko waxee mu intéressé ma ñu ne ma am na ñu ndaje ci saalu ci Tam Hill bi. jox ma jour bi ma ne ko loolu intéressé ma dinaa fa ñëw. loolu. moo tax mooy tàmbali bi mooy tàmbali bi waaw. mais est-ce que am na bi ngeen defee loolu fekk ngeen fi beneen association léegi mën nañ cee déggee ni waxtaan ngeen ak association bi fi nekkoon te yaakaar naa au passage suñu mbokk Moussa Tall jiite ko. waaw ak ñeneen ci yoo xam ne ay gis nañ leen ci ay kàngam lañu woon ku mel ni Ibou Sall ku mel ni Touba Sarr ak ñu mel noonu. est-ce que waxtaan noonu ngeen ak ñoom. mag ñooñu ngir def li ñuy wax transition de pouvoir ak ay ressources humaines ak ay. capacité wala même transfert des fonds wala amul woon.
non am na waxtaan boobu am na comme ni ma ko waxee rek Lamine ak Tafa au passage ma leen di sincèrement di leen jaajëfal. parce que tey jii nii xëy na Pape Thiaré bu toogee ba jiite. ba nit ñi di ci jëriñu wala ñoom ñoo ko war. ñoo ko sabab waaw. ñoom ñoo sabab loolu dem dox gis ñu war a gis. Moussa Tall ñoom su ma juumul waxtaan nañ ci ñu bëri. ba invité woon nit ñi ci salle bi pour mag ñi ñëw. ñëpp ñëw ñu waxtaanee ko. donc waxtaan nañoo ak Moussa Tall ba activité ñu fa njëkk a def sax association bu njëkk boobu noonu ñoo ko financé. ñoo ko préfinancé génne woon nañ ci suma juumul bu njëkk bi ay 750 pounds beneen bi suma 800 pounds wala yu ni mel. pour financer ndaje yooyu noonu. donc waxtaan nañ ci ñoom ba am ci seen aval. ñu rafetlu ko aussi nekkoon loo xamante ne ñoom gisee nañ ko positivement. effectivement donc foofu lañ ci toll après woo ñëpp yaatal ko. pour ku ci am loo ci bëgg wala loo ci xalaat nga ñëw wax ko. ñoom ñu mujj nekk seen i mag nekk ci ginnaaw di leen jàppale. kon donc association bi fi newoon. daanaka mooy bii rek parce que xol yi benn la lépp benn la ñëpp a ngi jàppalante. bokk li nga xam ne mooy xalaat bi te xalaat bi mooy soqaliku fii soqali Sénégal. waaw léegi yow bi nga xamante ni loolu am na li ma la bëgg a laaj mooy association bi nga xamante ni taxaw na ba noppi léegi association boobu yan maanaam domaine la làmb waaw. waaw bi ñu ko taxawalee li ñu njëkk a def mooy dañoo créé woon benn comité. boo xam ne 6 personnes ñoo ci nekk. maanaam Tafa sëñ Lamine Sambou Pape Diop. ak Soxna Fatou Bintou. bi ñu ko taxawalee nag comme xam nga ne on est parti à zéro. waaw ñu ne woon xëy na dina normal ñun ñu jël làmb suñu poche. ñu def benn ñu créé budget. personnellement ñu génne xaalis ku nekk génne ñu teg ko pour tàmbali dara. donc noonu la commencé. ñu am comité boobu noonu. lan mooy sa activité bi ngeen njëkk a tàmbali. activité bi ñu njëkk a tàmbali benn korité bokkoon na ci. maanaam ñu am fête ñëw. ñu invité Sénégalais yi pour ñu ñëw ñu passer nos korité ensemble. donc loolu je pense su du ma ne mosu fi am waaye man mosuma ko fi gis. donc foofu la ñu tàmbalee. commencé di woo nit ñi. dem ba ci biir ñu ne comme 6 personnes ak jot beeg dëkk bi ni mu xatee xëy na du day metti ñu ne nañu élargir bureau bi tuuti woo ci ay yeneen nit ñoo xam ne dinañ ñu ciy jàppale. mais nag taxul ba tey association bi dafa am maanaam ñaari instance de décision boo xam ne comité bi. ak bureau élargi bi. am na instance de décision yoo xamante ne comité bi ñoo koy jël. bu jaree ñu yaatal ko soxla ci plus de consultation ñu wàccee ko ci bureau élargi bi wala ñu dem ba ci panel bi. pour am ci maanaam xam nga comme li ñu naan xel lu doy. bu ñuy jël décision rek ñu teg ko fi ñu ko war a teg ba am décision boo xamante ne mooy li gënal Sénégalais yi. waaw lu mel ni association boo koy def ci dëkk mënoo dem te li nga xamante ni moom mooy pouvoir dëkk ba àndut ak yow. est-ce que yéen pouvoir dëkk fii bu ñu ko dee wax. rawatina dëkk boo xam ne pouvoir ba dañ ko décentraliser. muy dëkk Europe yi ci ñi ci développé ak seen xarañ guñ ci am. kon donc fii council bi la est-ce que yéen ak council bi seen diggante est-ce que yëg nañu seen amin seen existence ne association am na fii ci Manchester est-ce que seen diggante am nay link. ah council bi non mais ñoo ngi liggéey ak ay genre regroupement yoo xamante ne ay dañuy jàppale maanaam association yeeg mouvement volontaire yi. am na ci ñu tudd Manchester Community Central. ñoo ngi liggéey ak ñoom xam nañu suñu existence. aussi jaar nañ yoon yi ñu war a jaar ci wàllum kayit dem nañ déclarer au niveau de l'ambassade du Sénégal. aussi fii nii am na regroupement yoo xamante ne tu n'as pas forcément besoin nga registrer ko. dès lors que am nga constitution maanaam kayit guy tënk sa activité na nga koy doxalee ak xaalis ya noo koy gérer rek am nga maanaam auto reconnaissance dañ lay reconnaître automatiquement. donc loolu noonu am nañ ko ba jàpp nañ ne pour le moment ak li ñuy def xëy na méngoo naag jéego yu ñu doxagum. mais yéen ak council bi yéen a ngi koy jéem wala jéemu leen ko. ñoo ngi koy jéem parce que association moom it ay lëkkaloom lu mu gën a yaatu rek mu gën a baax. moo tax yooyu noonu ñoo ngi ci doon dox ay jéego ba am na ay yeneen regroupement yu fi nekk. ay comme Phonics Center nga xam ne prostitution nekk ñoo ngi jéem a dox ak ñoom ay jéego xool nu ñu collaborer ba intégrer suñu communauté par rapport ak yeneen communauté yu fi nekk. donc yooyu ñoo ngi ciy dox bu baax mais comme année bii nii dafa xaw a ralentir lu bëri. waaw ak aussi dafa am ay préalable maanaam boo jiitee mbooloo. mu nekk communauté sénégalaise. dafa am yu jiitu daal. am li ci jiitu mooy nit ñi bu ñu ñëwee ñu am repère. ñu xam ne am nañu wéeruwaay ci dëkk bi ndax bëri na léegi ñu fi ñëw comme ni nga ko waxee Manchester léegi Sénégal ñoom fi bëri te ñi ciy ñëw Italie Espagne la ñuy jóge Sénégal xëy na am nañu barrière langue boo xamante ne tey jii nii boo bëggee jug rek dem ci yenn niveau yi nga bëgg a egg xëy na dina jël tuuti temps. waaw foofu nañ fa ñëw mais merci dinañ fa ñëw ci biir waxtaan bi mais bala ñoo yegg foofu par exemple yéen seen diggante council bi yéen a ngi koy dox mais même bu dee amagu leen ko am ngeen ay maanaam relation yu am solo ak ay mbooloo yu fi nekk ci dëkk bi waa sénégalais nag ci diaspora bi dafa am ñaari tànk ñu taxawee mooy autorité dëkk ba mu dëkk waaw mooy council bi ak yu mel noonu ak autorité dëkk ba nga xam ci la bokk muy Sénégal autorité dëkk bañ bokk nag fii moom mooy
consulat bi wala ambassade bi. yéen seen diggante ak ambassade bi nu mu demee fu mu toll. waaw diggante bi moo ngi amélioré wu. sincèrement moo ngi amélioré parce que comme ni ma ko waxee bi ñu créé association bi déposé nañ ko au niveau du consulat. ba ñoom reconnaître nañ ko. te léegi am na ku ñu fa teg. mooy chargé des missions entre association yi. ak ambassade bi. donc ci côté boobu ñoom ñoo ngi dafay jéego. ba ñëw nañ fi récemment def fi mission boo xamante ne contacté nañ ñu nit def nañ ci lu ñu mën pour mettre leen dans de bonnes conditions pour yombal seen liggéey. mu mel ne collaboration boobu mënul ñàkk. comme ñun suñu dëkk yi matalewuñu lépp donc foog ñuy collaborer nous sommes des pays sous-développés. donc ku nekk rek fa nga ne foog nga jéem a jàpp. pour xëy na yenn manquant yi ñu combler ko noonu rek la ñu mën a liggéey entre ñun ak ñoom. te ñoo ngi ciy doxee jéego. waaw jërëjëf. waaw léegi loolu ñu ngi la ciy sant bu baax ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy suivre UTV International ci émission bii di jotaay ñu ngi seq waxtaan ak ki nga xam ni moom mooy Pape Thiaré nekk ki nga xam ni moom mooy président bu association sénégalaise bi nekk fii ci Manchester ci Angleterre. waaw Pape Thiaré ñu ngi lay laaj association bu ñu ko déggee dafay am ay bànqaas. bànqaas yi day am bànqaas yoo xam ni dafay laal wàllu social ndimbal am bànqaas yoo xam ne day laal wàllu communication am bànqaas yoo xam ne day laal wàllu culture. yéen bànqaas yooyu bi ma ciy njëkk a laaj mooy bi li nga xam ne moom mooy njombe li filmé moom mooy xam ngeen ni Angleterre dafa am pandémie. gën koo réylé rek moom ñëpp ko am mais moom fi li mu ci am moom nar bi mu ci teggi ci nar bi dafa rëy ndax lu toll ci juróom-benn fukki junni ak juróom-ñaari junni yoo xam ne dañu faatu nga xam ne moom mooy réew mi ëpp lu faatu ci Europe ci mbas mi foofu kon ba lu toll ci juróom-benn weer dëkk bi nga xam ni moom mooy Angleterre gouvernement bi dafa def li ñuy wax falo di fay yenn nit ñi te ñu toog seen i kër lépp ngir bañ li nga xam ne moom mooy taux de chômage bi yéeg ak yeneen yoo xam ne xam nga ko ñuy déglu xam nañ ko foofu kon jafe-jafe ma nga fa am na mbokki taalibe yoo xam ne ak mbokki sénégalais yoo xamante ni ñi ngi dëkk ci dëkk bi ñàkk nañ seen liggéey ñii liggéeyatuñu yéen wàllu social boobu fa lañ ci toll. waaw social bi ñoo ngi ciy dox parce que je pense que comme ni nga ko waxee rek mooy social bi mooy li xëy na gën a am importance ci affaire association parce que bu ñu koy créé mooy pour maanaam dimbalee doomu aadama yi waaw ñi nga xamante dañuy am ay jafe-jafe wala jafe-jafe mën na nekk nag façon bu nekk donc je pense looloo tax association bi taxaw te ci loolu am na ñu ciy contacter am na ñoo xam ne sax dañuy contacter ambassade référé leen ci ñun maanaam yabal leen ci ñun ñu ñëw ñu ciy doxee jéego kon fi mu ne nii yéen ngi dimbali ay nit ci sutura am na ñoo xamante ne fii la ñuy togg di leen yóbbul maanaam muy sama kër muy kër Pape Diop muy kër Moussa Ballo dañuy togg te li ñuy togg di leen ko yóbbu li ñuy ndugg di leen ko shopping parce que dañuy self isolate suñu xaalis lañ koy def suñu neexoon sax jël ci caisse association mais defuñu loolu. ok ñoo ngi koy def te ñi may wax xëy na ñoom dinañ xam seen bopp. dinañ xam seen bopp waaw. mais comme Sénégalais sutura lay dox. moo tax ko révélé waaw wax bi nii sax ñu ngi ciy tuub. mais xëy na pour leeral parce que il faut xëy na du ñu egg ci. xam nga yooyu it nag da ciy am solo. parce que nit ñi war nañoo xam seen association la ñuy doxee moo tax leeral bi du dara. baax na waaw léegi kon côté social bi loolu lenn la ci mais Pape fii dañu gis ni anglais bu ñu ko tuddee làkk la boo xam ni ñu bari dañ koy yeboo ndax làkk la boo xam ne yiliful suñu réew ñoom anglais yilifuñu woon suñu réew moo tax bu doon français la suñu ñi nga xam ne mag ñu baax lañu ñëw fi di daan seen doole ñooñu lañ ciy dégg ko su néew du bokk ak anglais beneen làkk la waaw dafa am ñu fi ñëw ñoo xam ne ay kilifa lañu yor fi seen njaboot jóge ci Europe gële ñooñu dégg ñu làkk léeg-léeg lettre bu ñëwee sax dañu am problème ku leen ko liiral ñooñu nan ngeen di def ak ñoom parce que loolu du question xaalis waaye jàppale nit ki la ci wàllu capacité intellectuelle dëgg la te jàpp naa ne loolu moo ci ëpp solo sax jamono bi ñu toll nii parce que ñooñu noonu cas boobu daf fi bëri parce que man li ma gën a incité ma dugg ci association bi loolu bokk na ci parce que damay jàpp ne xëy na maa ngi toog sama kër xëy na jàng naa fi yàlla dimbale na ma anglais bi aw ma ci jafe-jafe pourquoi du ma génn ma xool xëy na koo xam ne ndax mos naa romb Piccadilly yi di dem benn sénégalais woo ma xamuma sax bëggoon dugg ci banque bi rek am lu mu fa lijjanti mu të ko lool ma romb rek mu xëy na xàmme ne sénégalais la mu woo ma dugg ak moom lijjanti ko loolu nag xaw ma réfléchir loo ma ne pourquoi xëy na li ñu am suñu bopp yi ci anglais as tuut ñu génnee ko ñu dimbali si doomu aadama yi waaw mais est-ce que maanaam ci ndimbal boobu est-ce que teg ngeen parce que loolu sa affaire personnelle la mooy ak laa biir ak bëgg a dimbali mais buñ dee wax ci cadre association bi est-ce que association bi en tant que structure boo xam ne moom daal dajale ay nit est-ce que teg na benn maanaam
plan boo xam ni plan boobu c'est officiel ci biir association bi ngir di jéem a xool nit ñi parce que am na ñoo xam tamit fañ nekk la ñu am seen i jafe-jafe te suñ borom bind leen xaw a am kersa wala ñàkk ay amuñu manin ci mën a jokkoo ña nga fay dund ay jafe-jafe est-ce que yéen am ngeen benn plan boo xam ne mën naa soqali ñooñu fekk lañ fañ nekk di lijjanti noonu di ko lëñtu ngeen xam fan lañ ñooñu nekk am nañu comme organigramme OCHA am nañu social waaw ñëpp xam nañ ne Moussa Lo moo ko jiite am nañu maanaam innovation ak ay secrétaire général même myself mais li gën a jafe ci dëkk bi mooy li nga wax noonu loolu dafa jafe lool parce que dëkk bi ni mu configuré ni mu bindoo waaw pour ngay dem ci nit ñi di sooxat di xool lan la ñu soxla dafa jafe lool li ñuy gën a mais pas boobu jafewul xoolal par exemple tey bu ñu dee xool ci wàllu dëkk bi tey yow bi ma la ñaanee interview YouTube yi bëgg ko def ak yow mënoon nga ma may sax mais mënoon nga ma ne Youssou nañ bàyyi ba waaw mais teewul foofu laa jëm ci sénégalais da nga ni ma sëñ Youssou ak ca ñëwal yow même pas waxoo dara gis nga da nga damaa ñëw toog bi ma ñëwee nga indi tera ngay fi mu koy xool fii da nga naan dara xewul ci dëkk bi parce que moo tax suñu borom dañu sàmm foofu laa moo tax loolu yow war ngaa mën a dem seeti sénégalais wala bu dul yow it association bi di dem di seeti sénégalais non dañ koy def sax dañ koy def man moom duma toog journée boo xam ne sollicité wuñu ma ci budul xaw ma sax ñaata yoon dañ may sollicité tout le temps mooy ni ma koy waxee ci panel bi xam nga soxla boo xamul pour nga faj ko day jafe waaw ñun suñuy numéro moo ngi ci panel bi dama koy wax loolu heure ma duggee joxe message du ci bëri dama koy baamtu parce que dama xam ni sénégalais mel doo mën a xam soxla yëpp mais suñuy numéro xam nga nit ñu volontaire ne ñun dañoo ñëw pour volontaire pour taxawal association pour jiite ko pour def ci pour dimbale ñu dañuy jaamu yàlla man boog man personnellement mooy li may wax bureau bi te ñoo may déglu dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla nag dafa àndul ak wax bu bëri wala ngistal wala yu ni mel jaamu yàlla mooy looy jug di ko def nit ñi xam ne kii kat li muy def gëm na ko bëgg na ko te ku ma mës a woo nag xam nga ne kii nii il est disponible ku ma woo ci farata ba 4 heures du matin soo ma woowoon farata ma jug dox nga jóg dox ko dañuy wax nit ñi ñu ne leen ñu ñuy approché parce que tey jii nii xëy na dëkk bi mooy ni ma su ma nee ni mu mel mooy du comme ay Sénégal wala yu ni mel fii nii xëy na jokkoo bi ci téléphone lay gën a gaawee wala yu ni mel ci fekki ko daal waaw suñu waxee nit ñi ci panel bi que ñun nous sommes disponibles nañu utiliser parce que nit aussi bu porté woo volontaire da nga koy utiliser moom moo ñëw pour def ko woo ko boo soxlaa nga wax ko te yow bi ma woowee amul benn jafe-jafe parce que da nga ma soxla nga woo ma mu jeex ñu bëri dañ koy def ñu bëri te ñeneen ñi samay naataango ci association bi dañ leen di woo tout le temps ñoo ngi dimbalee nit ñu bëri wax dëgg yàlla macha allah mais xëy na dadul fes mais léeg-léeg tamit xam nga comme yow association bi sénégalais yi ñoo ko moom te ngay sénégalais bokk ko ak ñoom ngeen jiite ko yéen léegi-léegi nag seen devoir la mi ngi mel ni ab état rek devoir am la mu fekk ñi nga xam ne ñooy citoyen fañ nekk di nemmi ko seen i soxla moo tax léegi du ñu wax en tant que Pape Thiaré dañuy wax en tant que association bi comme personne morale léegi dafa am ñoo misaal tey am nañu ñoo xam ne tey fa ñu nekk xëy na seenum njàng soriwut jàng nañu sax parce que fii am na ñu jàng mais njàng bañ jàng yàlla daf leen nattu parce que lépp ci nattu suñu borom la mooy alxuraan tey boo ko tegoon fii ci juróomi waxtu ñu wàcceel la ko am na ñoo xam sa ñaari waxtu la ñu wàcceel la kaamil bi mais nag yàlla dogal mënuñu mbindum càmmoñ mi loolu mag ñu wax mbindum càmmoñ mi boo demee tey Piccadilly di nga fa fekk ci suñu mag ñu baax ñooñu ñu bari ndeysaan ñu nekk fa di daan seen doole ñooñu léeg-léeg lu mel ni council bi officier yam am dañuy ñëw foofa di leen sonal boo xam ni léeg-léeg dañ leen di def li tubaab di wax bool yi maanaam di leen dépassé ci anam yoo xam ne day jalgati seen i àq ak seen i yelleef ñooñu dañuy soxla ndimbal léeg-léeg est-ce que di ngeen fay jaar ki yor bànqaas boobu wan ni leen kat ñu ngi seen ginnaaw mbaa amu leen fii jafe-jafe nemmi ko tuuti xëy na côté boobu moom foog ñu accentuer ko maanaam foog ñu yokk ci ay jéego waaw ndaxte comme bi ñu commencé ak léegi taxu ko yàgg xëy na di nga am fondement yoo xam ne ci nga mën a mu ngay teg ba pare pour mën a jaar ci fondement yooyu di yokk ndànk-ndànk te loolu nga wax noonu lu am solo la loo xam ne ñun suñu biir dañ koy waxtaanee dañ koy bëgg waaye parfois nga bëgg benn affaire du maanaam ni ngay agencé priorité yi xëy na mooy maanaam foog day jël temps ak ni année bi demee dafa perturbé lu bëri mais loolu noonu ay proximité gën a jege Sénégal yi aussi day am solo lu am solo këri liggéeyukaay yi nga xam ne dañuy soxla ay liggéeylukat te léeg-léeg ñu agence yi di jël ay barrières parce que agence yi tamit am na agence yu liggéey yoo xam ne yi fi nekk yu ci bari ay ñi ngi fekk baax ci yeneen i réew ñoom li ñu jéem a def mooy lu jëm ci wàllu discrimination pour bañ a jël Sénégalais yi ngir mën a jël seen i nit yi réew ba tax day jéem a teg benn barrage di ko lay nit ñi naan dégg nga anglais ak déggoo anglais kon yéen ñooñu li ñu def mooy fexe ba xamanteeg ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéeylukat yi yéen est-ce que yéen a ngi ci jéego yooyu wala jéego yooyu sax am na maanaam yéen seen diggante ak usines yi ak fabriques yi ak warehouse yi pour wan ne ñi ñun am nañu ay nit ñoo xam ne maanaam ci pour ay jéego yoo xam ne dox ngeen ci daal ba nga xam ne barrière boobu nga xam ne agence yi bëgguma tudd tur mais ñi ngi fi di ko dox
di ko teg ngir mën a def discrimination ngir mën a jël seen i nit yóbbu leen ci fabrique yooyu. est-ce que yéen a ngi bàyyi xel loolu. ba pas forcément demuñu nag amuñu benn lëkkaloo ak benn agence. pour être très honnête. mais nag. ay nit jaar nañ ci ñun it. ñu dimbali leen ba ñu am liggéey. bañ am liggéey loolu def nañ ko defaat ko defati ko. am na lu ñu tuddee woon CV screening maanaam pour defal ñi ay CV. ñi nga xam ne dañ koy soxla ak yu ni mel. waaw yooyu yëpp ay programme yoo xam ne kale woon nañ ko la. aussi maa ngi lay wax sànq ne demoon nañ fii ci benn centre bu tudd Phoenix. Press Switch pour wax leen ci nan la ñuy lëkkaloowee pour suñu Sénégal yi nekk fi nga xam ne dégguñu anglais nan ñuy def ba xëy na créer ay cours yoo xam ne dina méngoog ñun suñu culture. ndax nit aussi pour nga jàngal ko foog nga jaaree ko ci li nga xamante ne. loolu la xam xëy na. donc ñu gën ko xaw a peut-être shape ak cours yi maanaam ñu def ko de sorte que dina intéresser Sénégalais yi. ba Salford College man directeur bi ci boppam waxtaan ak moom ba mu am ci bu kontaan ci loolu bu ko def. waaye pandémie bi ñëw. moo ñëw bari ko. donc je pense li gën a am solo mooy xëy na nit ki. nga jàngal ko anglais bi moo gën. que tey jii mën nga sax dem am ak ay contact ak ay agence mën na jëriñ. waaye da ngay xool long term solution maanaam li nga xamante ne mooy solution long term. maanaam mu làkk boobu noonu ñu koy koñee mu xam ko ndax tey jii boo ko dugalee fenn te xamul làkk bi nga arrangé ko ba dugal ko fa xëy na du ci sori. donc li gën a am solo mooy ñun ñu focus peut-être ñu concentré ci li nga xamante ne tey bu ñu leen ko joxee rek dañuy demal seen bopp. ci loolu man laay gën a di réfléchir tout le temps. ba am naa ay jéego yu ma ci dox ba personnellement ak Salford College. waxtaan nañ ci ba sori ci am na ay email ak tout mais bi pandémie bi ñëwee mënuñ ci avancer tant que doo xam situation dëkk bi carrément ak restriction ak yooyu. nan lañ ci war a demee. waaw ok merci jërëjëf Pape Thiaré waxtaan bi mi ngi dox ko ni ñu ko bëggee tubarkàlla waaye léegi lu jëm ci wàllu culture seen commission bi nga xam ne mooy culture wala bureau bi wala nu mu mën a tudd. culture xam naa ni fi mais sax tudd ko day xaw a am ay jafe-jafe ndax pandémie bi am moo tax da leen di paralyser lu bari. mais yaakaar naa ni nag. léegi-léegi nag nit ki dafa war a fagaru nag ngir fagaru bu daal tëb jotee rek fekk yow banque nga say tànk léegi culture commission boobu ana fan ngeen ci toll ana yan xayma ngeen ci def ak yan waajaay moom ngeen pare ba nga xam ni bu fekkonte ni suñu borom tegg na natt bi rek yéen di ngeen ci mën a dem waaw culture lu am solo la culture moom dafa am lu bëri nag dafa yaatu trop parce que nit ki culture am rek la am tey jii bu ñu nee sénégalais nu ñu koy xàmmee maanaam culture moo ko gën a mën a fësal te je pense ñun événement yi ñu defagum yëpp c'est plus que culturel qu'autre chose yi ñu def yëpp ci wàllu maanaam culture la comme genre def nañ fi ay tabaski ay soirée wala yu ni mel yooyu noonu c'est plus culture donc li ñu gën a gum def bi ñu commencé léegi foofu lañ ko gën a accès maanaam ci parce que loolu mooy gën a xëy na woo nit ñi mais quant à culture proprement am na ay journée bu ñuy tuddee genre face to face maanaam sénégalais yi ñëw dem fu mel ne Piccadilly jël place bi exposé Sénégal maanaam wane Sénégal wane culture u Sénégal ñi nga xam ne togg sénégalais la ñu mën ñu ñëw fa amal stand ñu togg ñi nga xam ne dañuy def art sénégalais ñu ñëw fa wane seen art loolu noonu moom lu ñu bëgg la lu ñu bëgg def la mais comme ni ma ko waxee sànq foog nga am ay fondement yoo teg te fondement yi maanaam mooy engagement au communauté ba pare parce que da nga nekk ci projet association comme genre projet la mais boo xamante ne xëy na dafa wuuteeg dafa wuuteeg bu lucratif voilà mais projet la waaw donc nit ki tey jii nii dafa am benn engagement boo war a sentir ba pare balaa ngay tëb rek dugg ci yenn affaires yi donc ñoo ngi wax ci waxu membres yi di leen sensibiliser ci cotisation waaw mais léegi li ñu bëgg a foofu sax dañ fay bëgg a ñëw toujours parce que foofu lañ bëgg a ñëw Pape mooy association ku ko tudd moom coow li jër sa bari xaalis la dëgg la waaw association moom xaalis la waaw yéen est-ce que membre yi fi mu ne takku na ñi bokk ci association bi waaw membre yi mën nañ ne takku na parce que loo xam ne matul ñaari at nga am ci 157 membres yoo xam ne ñoo am carte membre donc c'est pas négligeable bokkut ak ñi nga xam ne ñi ngi ci te amaguñu carte amaguñu carte membre parce que bari na ñoo xam ñi ngi ci te parce que daal ñoo gis rek mi ngi ci dëgg la ñëpp association moom ñëpp ñi ngi ci moom waaw su nekkee 1000 sénégalais fii vraiment ci lañ bokk waaw ñoo ñëpp ngi nga ñëw wala nga bañ a ñëw ci nga bokk non non ñëpp dañ koy kii moom kay problème bi mooy engagement bi nga xam ne ñëpp ngi ci waaw léegi loolu nag xaalis la association ko ko tudd xaalis la léegi noonu ñu ñëwee ak kàddu yu rafet jéeg yëpp est-ce que cotisation bi mi ngi am wala déet amul comme ni ñu ko bëggee parce que ñoo ngi doon dafay rappel ak yooyu ba tey maa ngi ci doon wax ak ki yor wàllu trésorier bi muy sëñ Pape Diop ma koy nuyu biñu defee bu yàggul rek ay 30 personnes ñoo ci nekkoon à jour ci loo xamante ne nee naa la officiellement 157 personnes ñoo am carte membre ñoo am carte te ñu leen di laaj 40 pounds par année maanaam 3 pounds matul 2000 francs lay toll par weer loolu lañ lay laaj donc loolu geste bu symbolique la du dara mais est-ce que ñu ngi koy joxe joxewuñ ko ni ñu ko war a joxe ni ñu ko war a joxe
mais nag bi ñu sensibiliser récemment xëy na nit ñi xaw nañ ñu dégg parce que instant yi am na 50 personnes yoo xamante ne sont à jour te am na 11 personnes yoo xamante ne aussi nekkuñu carrément à jour mais joxe nañ benn trimestre maanaam mu dese leen beneen boo ko xaymaa mu nekk 61 personnes. ci 157 yi est-ce que foofu kooku yéen a ngi dox parce que sensibilisation boobu am na solo. foofu laa bëggoon dem dama bëggoon ni est-ce que du tamit sensibilisation bi. xëy na dafa desoon avant ngeen koy def yaakaaroon ni loolu la woon. non parce que message yooyu nag ñu dugal nañ ko tout le temps dañuy dugal message suñu passé benn trimestre ne leen fii la cotisation yi toll. te aussi suñu waxantee dëgg nag. ku nekk ci association bi xam nga normalement li la ci wax. même si rappel nag rappel du ñàkk. rappel moom mënul ñàkk ndax ñun suñu liggéey mooy bu ñu xool xëy na li dox nañu xool li doxul. li doxul ndax booy diriger leadership dafa laaj nga xool lan moo doxul. lan moo doxul ñun xëy na ci loolu la ñuy tàggat. lu ci bëri ci milieu professionnel ngay xool lan moo doxul. li dox moom moo ngi dox. mi ngi dox waaw. donc ñun ci côté boobu noonu bu ci amee critique boo xam ne xëy na manqué nañ communication dinañ ko nangu. dinañ ko nangu mais aussi il faut qu'on soit responsable nag ñu nekk ay maanaam. ay naataangoo la ay waaw mais xam nga mbooloo moom. toujours mbooloo la boo xoolee ca tarixa ba xalifa ba toujours ba ngay génn di wax. ndax bu noppee musiba am. boo xoolee ca daayira ba noonu. boo xoolee maanaam mbooloo moom yàllaa ko bindee noonu. ba ci yonent yi dañuy wax ñu leen di def nu ne. kon donc yéen ñi nga xam ne yéen a jiite tamit. seen devoir mooy loolu nga wax noonu génn communiquer wax ak nit ñi. même buñ déggul ngeen fexe ba parce que nit ñi tamit yàlla dogal ñëpp yemuñu. waaw mais dafa mel ni yéen it am ngeen fi benn groupe WhatsApp groupe la boo xam ne bokk na ci groupe yi gën a rëy yi may gis fii. waaw parce que tubaarkàlla groupe la boo xam ne ñëpp ci bokk. léegi groupe boobu yéen dañ leen ci dul dégg dañuy dégg ay nit ñoo xam ne ñi ngi ci di waxtaan di indi ay thème ay débat yu am solo mais yéen it duñ leen ciy dégg Pape yéen ñi nga xam yéen a jiite ah même bu dee doo wax sax mënoo kii niñ ko xam da nga noppi am na ku dem benn yor communication kay xanaa wala leneen ba nañ ci wax maanaam bu ñu indee débat ñu participer c'est juste que xamal nit ku nekk rek ak maanaam li nga mën man dinaa lay dégg li nga wax waaye léeg-léeg xamal sëñ Lamine day dugg Pape Diop nekk Tafa ñun ñëpp dinañuy wax waaye aussi wax bi groupe boo xam ne wala dafa am stratégie bu leen teg nii comme dañoo jiite nañuy néewal wax ji du loolu yaakaar pas forcément bu ñu waree wax dinañ wax xam nga wax moom mais du loolu non mënu nekk loolu parce que wax bi am solo mooy wax bi ñu wax te mu jot wax boobu ci la ñuy gën a mën a nekk daal maanaam li nga xam ne tey jii su ma déggee kenn mu interpellé association bi xëy na pour leeral nit ñi man dinaa dugg ma wax parce que loolu sama devoir la mais waxtaan boo xam ne dañ ko ubbil ñëpp ni ci Pape Thialé toll noonu la ci seen Youssoufa toll noonu la ci keneen ak keneen toll mais xam nga Pape Thialé dafa am loo xam suñu borom moo koy dogal ci nit dëgg la gis nga tey ay sénégalais fi nekk mais chaîne bi ma ñëwee di ut kenn koo xam ne dama ko war a interviewer fii ci Manchester yow dama la contacter pourtant ay sénégalais ngi fi boo dee xool sama yow miinanti wuñ lool gis nga kon mooy wane ni suñu borom moo dogal lool ci yow damay nangu cër boobu ñëw ni kii li ma soxla moom la nit ñi bëgg a dégg waaw parce que man li ma yor chaîne la boo xam ne li ma soxla ku ma déglu moo tax damay dem fi nga xam ni foofu lañ may dégloo waaw moo tax lii tey say doomu ndey Sénégal la ñoo toog di la dégg waaw moo tax yow tamit bul jël sa bopp daal defe ni yem moom ñëpp a yem waaye nag suñu borom yemalewut moom mooy doxale noonu yow léegi même bu nekk yéen a jiite li nga xam ne moom mooy association bi ca dëgg-dëgg daal dañ leen dul dégg maanaam di nga dégg léeg-léeg naan dem ba groupe bi coow li bari lool moom ay débat yu xumb mais yéen da ngeen naan ceel rek dama dem ba ak ma ne xëy na xale yi dañuy jël stratégie ne xam naa ne daal nañ bàyyi muy kii noonu pourtant dañuy dugg comme ni ma ko waxee dañuy inciter nit ñi ñuy dugg parce que boo seetloo amee seetlu même personne yi dugg rek ñooy dugg sëñ Ndongo li muy def ma koy remercier waaw vraiment waaw day def ay débat yu am solo te na ciy waxtaan ak ñun ñu jox ko lenge yi mu def ko muy wane ni ñun am nañ benn ouverture boo xamante ne ku ñëw si ñun am idée sëñ Ndongo ni mu ko defee ñëw macha allah muy grand bu ñu respecté waaw ndeysaan waaw xam na ne maa ngi Ndongo xamante wuñu woon mais bi ma déggee ne maa fi jiite association daf ma woo saafonteeg man waxtaan ak man waaw moom dañu am xam-xam sax ndeysaan macha allah bëgg la waaw tubaarkàlla bëgg di def ay session maanaam yooyu muy def ci biir groupe bi ñu may ko nangul ko ni débat yi ciy dugal xëy na mooy du ma ne Pape Thialé ñëpp la ci yemal mais ci fi may waxee mooy débat yi ñëpp la intéressé ku nekk war na cee mën a dugg wax ci même man bu ma ci duggee bu ma ci keneen dugg ci côté débat bi laay waxee ku ne war na ci am baat waaw mooy ni ma comme ku mel ne yow macha allah ñu nangu la sa xel mu sell ba bu ñu amee gan bu rëy ci dëkk bi dama lay gis ñu woo la waaw maanaam débat yooyu yow dañ ci soxla sa xam-xam dëgg la waaw mais nag lenn mooy sama problème man sama xam-xam ndax moo koy indi di ngeen ko soxla parce que li may man mooy ñoo di waare te dafa mel ni bañ ngeen ko wax diine bu ñu waxee ko waare yàlla loolu la moom li ma may loolu la mooy waare waaw waare bi nag ndax bu ma ñëwee parce que may damay xam sama wàll parce que xale yu baax ngeen respecté ma
dama bëgg tamit di def loo xam ne dama leen déranger jékki-jékki ñëw naan xaala Allahu taala wala xaala rasul ñaa sëñ Youssou nag moom it mi ngi parce que ak xaala Allahu taala boobu dafa ëmb lépp waaw mais nag xam nga ne kaay ma wax benn affaire Pape gis nga lu ñuul nañ ko woy lu ñuul lu weex nañ ko woy lu ñuul da ngeen di am sax raison boo ko defee parce que tamit association tekkiwul ni dafa jël l'islam association yéen côté ko askano Sénégal rek la te ñi askano Sénégal ma leen di nuyu sax mooy ñi nga xam ne suñu mbokki chrétien lañu ak ñoom ñëpp Sénégal ñun li ñu xam benn bopp lañu moo tax lépp loo xam ne dafay indi xàjjaloo dañ ko war a daw kooku moom dama ciy d'accord même kuy wax ci islam nag man nga cee wax mais na nga ci wax ci anam boo xam ñëpp dañ ciy gis seen bopp parce que islam it ni ñu reconnaître ñun en tant que julli nekk suñu diine ñun islam it dafa am cër bu rëy boo xam da koy jox yonent bu tedd boobu di Aïssa waaw kon donc ñu ñëpp benn lañu waaw foofu rek ma leeral parce que ñun nous sommes un peu incompris ci affaire groupe bi waaw ñun man jullit la ak ñu ci bëri ay jullit lañ ay jullit la donc mënuñu bañ waxu religion ci groupe bi li ñuy bañ rek mooy waxu maanaam appartenance religieuse maanaam fii laa bokk kii ñëw di xëcc fii dugal fi mu bokk day indi benn genre day indi jaxasoo daal wala nga ñëw di ñun li ñu bëgg mooy lu ñu fa dugal rek mu amal njëriñ majorité nit ñi na touche ñëpp tey jii bañuñu ko fa loolu noonu mënuñu ko bañ mënoo nekk jullit di bañ kuy wax waxu jullit waaye waxu jullit bi ci ban anam la ànd ak association bi wala waxu politique bi léegi man ma la déggee xëy na pour mu mën a fexe nit ñi dégg la bu baax mooy yéen d'accord ngeen l'islam bi ñëpp bokk nit ñi wax ci mais côté tarixa ay tarixa ay luy waaw yooyu moom maa xam nga loolu ku nekk ak fa nga bokk ku nekk ak sa secte waaw effectivement donc tey jii nii su ma neexoon may dugg di wax séeréer kenn du ma dégg donc parce que fa laa bokk mais loolu du ñëpp fa lañ bokk donc li ñu bokk rek nañ ko defee d'une manière boo xam ne ku ne dina ci gis bopp ku mu nekk du am ngaañ ci maanaam ci sentiment wala ci leneen ak leneen loolu dafa am solo mais Pape am na loo bëgg nga leeral ko fii ba tey mooy groupe bi yéen amoon ngeen jafe-jafe associé cotisation yi di ñëw waaw dégg naa ci ay kii yoo xam ne mën na ba yàgg sax yow yaa koy leeral fii mel ni da ngeen a bëggoon a tas groupe bi dama na ba fii temps ngi ngeen jaaxle bëgg a tas groupe bi nii da ngeen koy tas defaat beneen boo xam ne léegi nag da ngeen koy segg sama conseil yi am ni kii yooyu ñooñu moom du ñu ñëw te yaa ngeen ko naroon def ci jamonoy pandémique bi léegi nit ñi am jafe-jafe xaalis ñi ñu dàq leen ñii seen i bénéfice taxaw bu leen ko doon def sax est-ce que loolu ci yéen a jógee non loolu mënul jógee ci ñun parce que ñun loolu du suñu démarche ok mais ay membres ci groupe bi xëy na sooy teewlu dina am ñoo xam ne génn nañ ñu proposé ne est-ce que duñu dugal li suñuy cotiser bu ko defee xëy na ñi mu intéressé wul xëy na ñu génne leen créateur loolu discussion boo xamante ne la même bi ko grand ndongo di wax dafa de moom kii woon idée personnelle am na ñun on se doit d'avoir une démarche responsable njiit du di nga déglu ñëpp mais doo déggal ñëpp waaw léegi Pape nga ni foofu dama ko bëgg a dégluwaat nga ni booy jiite parce que wax bu am solo la booy jiite da ngay déglu ñëpp waaye doo déggal ñëpp waaw ci côté li nga xam ni moom mooy groupe WhatsApp boobu nga xam ni nit ñi dañu déggoon ay rumeur tasoon na nag ci dëkk bi ni association bi dafa bëgg a jël ay décisions yoo xam ni dafa bëgg a diir ak nit ñi tas ko di segg non association bi xam nga association bi ñu koy créé maanaam pour boole nit ñi la man personnellement su ma gisee benn nit génn ci groupe bi pour man échec la parce que man bugguma sax gis kuy génn ci groupe bi suñu mission mooy pour nit ñi booloo donc am nañ problème mu cotisation ñi ñooñ cotiser ñii cotiser wuñu pour man lépp rek waxtaan la di nga déglu ñëpp nag ndax nit bu amee avem foog mu wax ko loolu dañ koy encourager mais nag doo déggal ñëpp parce que ku nekk ak fa muy waxee ndax Sénégal yi dafa am ñaari façon xeet dafa am ñu bëgg lu baax maanaam ak ñu bëgg seen bopp ñoo xam ñi bëgg lu baax nag bu ñu gisee lu baax dañ ciy sawar dañ koy bëgg dañ ciy sonn waaw ñi bëgg seen bopp nag mën nañ yiw mën nañ am xel mu rafet mais la ñuy gis bu leen arrangé wul rek dañ ci dugg dañ ciy siisu donc différence boobu ñun nag ñi jiite foog ñu koy jéem a di ko xam yombul nag mais comme ni ma ko waxee xaalis bi dañ naan association xaalis moo koy doxal dëgg la mais dafa am lu ëpp solo xaalis maanaam mooy ay xol yu ànd ndax ay nit bu seen xol àndee rek lu ñu song rek mën na yomb. waaw xol yi ànd yi da ci am solo bu xol yi àndee rek. xol yi ànd mooy indi loolu yëpp. waaw donc mooy indi nit ki xam ne kii kat. li ñuy def pour ñun la. xaar ñu ñëw jàpp si. kenn yéeg ne jóge na fële yéeg ne Pape Thiaré moo jiite xamuma xaw ma ko mu woo ma encouragé ma. donc loolu noonu lu ñu gën a bëgg. di ko suuxat. ba loolu bu amee. dina tax ay affaire u xaalis ak cotisation yooyu yëpp dina yomb. ci sama yaakaar maanaam nit ñi sentir que ñu qu'ils se sentent engagés. waaw ñu xam ne lii seen yëf la. seen yëf la Pape Thiaré ëppalewuma ci. xëy na nag oto moom bu ci ñëpp nekkee ñëpp mënuñ jàppandoo ci volant bi. dina am ku jiite loolu du ñàkk. waaw mais association dafa nekk loo xam ne jiite bi dafa war a ànd ak humilité maanaam day ànd ak nga xaw a teey. nga xaw a teey.
yem ceeg nit ñi. waaw parce que ñu ma xel foofu ñoo fi nekk. ñoo xamante ni ñoom expérience ci àdduna wala nu mu mënti doon. waaw waaye différence bi fi nekk yow mooy la volonté rek la. waaw volonté bi may am xëy na di waaw sama liggéey daf may tënk ci lu bëri. parce que comme ci finance laa liggéey comptabilité dafa laaj liggéey bu laaj xel laaj sonle. waaye damay sacrifié wu. pour di liñ ma fal ma ne ci. nga ne ci donc man li may bëgg mooy nit ñi gis ne Pape Thialy mi kat moo ngi sonn. soxla ma ko ma naan jërëjëf ak yooyu noonu. même ci nit ñi nag. kenn moomu leen ku def lu baax ñu waxal la ko. ñu waxal la ko effectivement. mais wutuma ci loolu. mooy li ma ko waxee njël dama ci jaamu yàlla boobu xëy na nit mën na ko gis mu encouragé ko mu ñëw ne Pape Thialy mi kat. moo ngi góorgóorlu baa ñu ñëw dooleel ko. ñu ñëw dooleel ko waaw. donc loolu dina dem ba xëy na nit ki doon na siisu sax. mais dina ñëw donc lépp naxante lay nekk rek mais ay génneeg yu ni mel moom. waaw di kii leen ko daal. c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. waaw parce que loolu am na solo. léegi Pape Thialy ñi ngi kontaan bu baax ci waxtaan wi dëgg vraiment suñu xol sedd na ci tontu yi nga tontu parce que ñu leen laaj yaa ngi koy tontu léegi. dañuy war a ñëw ci li nga xam naa ni moom mooy jeexitalu émission bi mais bala ñoo jeexal émission bi nag il faut ñu am lu ñu la laaj. mooy jamono bii ñu toll dafa am benn xew-xew bu am. boo xam ne dab nañu ñaari fan ci ginnaaw. mooy li nga xam ni moom mooy coronavirus bi nga xam ne moom moo génn. te dajoon adduna bi yépp te nga xam ni depuis décembre la feeñoon Chine. ci dëkk bi la ñuy wax Wuhan. di ñëw Angleterre yëg ko moom ba metti li ko depuis mars. jël lockdown am ba nëga ni jël lockdown maanaam li ma bëgg a wax mooy confinement pour ñi nga xam ñoo ñuy déglu Sénégal ak ñeneen dëkk yi. génn confinement dugg confinement génn confinement dugg confinement. mais nag dem ba yàgg suñu borom daal ñuy may ñuy gis li nga xam ne mooy ak leer gi ñuy génn ci lëndëm gi. mooy piqûre daal di juddu. ba Angleterre mooy dëkk bi nga xam ne moo njëkk a agréé loolu nga xam ne moom mooy piqûre bi. ñu am ci yaakaar bu baax nga xam ne fii ñu toll lu toll ci juróom fukki junni yi nit piqûre nañ leen. waaye nag bërki démb suñu borom dogalaat laneen mooy beneen virus boo xam ni. dafa gën a ayital gën a soxor. gën a gaaw nu muy wàllee ci lu toll ci 71%. moom la premier ministre bi wax. ni moom la kon kooku moom pëndax la rek buy naaw. léegi kon jafe-jafe am na tey ci Angleterre mi ngi ci guta parce que lu ëpp ñeent fukki dëkk dagg nañu digganteem ak moom. kon donc dañ xam ne Angleterre mi ngi jëm ci li nga xam ni dëgg-dëgg crise économique lay nekk. waaw yàlla na ko fi yàlla teggi. yow en tant que ku jiite association. ana yéen yan taxawaay ak yéen xalaat ngeen daal di war a mën a jóg muy ay sémb ci ay xalaat rek parce que association bi am na yoo xam ne mënu ko. waaye ay xalaat pour jéem a teete njaboot bi. pour jéem leen a dalal pour wan leen ni yëf yi ñi ngeeg yéen luñ ci xam rek nañ leen ko indil est-ce que yéen a ngi update nit ñi. waaw doon nañ ko def ci début corona bi maanaam doon nañ dugal ay update bu ñu gouvernement bi waxee benn affaire. ñu dugal ko jéem ko tekki. ci langue bi nit ñi xam. pour ñu xam nii xëy na. defuñu ko récemment mais corona bi toll na foo xam ne xëy na ñu bëri umpale wuñu ñu ci bëri ñoo ngi xam. waaye comme lu bees la. di leen jéem a xool rek. nu ñuy def ba jàppale ci nit ñi. mais li ñuy recommander rek maanaam li ñu leen di digal. mooy lépp lu ministre beeg gouvernement bi tënk. pour nit ñi respecté ko loolu je pense moo jiitu ci lépp. maanaam fi nga nekk dëkk fa bu ñu fa tegee ndogal. teg fa ne nii la ñu war a doxee nga doxee noonu. loolu daal moo ci jiitu. bu ko defee nag ñun en tant que sénégalais en tant que xam nga communauté bu nekk ak sa culture. li ñu mën a def pour jàppale koo xamante moom ci jafe-jafe dinañ ko def. léegi sénégalais yi am na ñoo xam ne li ñu gis mooy bu ñëwee ci béréb nekk ak sénégalais yi di jaxasoo ak ñoom waxuñu sax dem association mais jaxasoo sénégalais yi rek bëgguñu ko dañuy beru. yow ñooñu lan nga leen di wax ban message ngay lancé ci ñooñu. mais loolu erreur gënu ko rëy. parce que am nañ ci expérience ci biir association bi am na ci grand boo xam ne ba bi ma ko gisee yàggul. dinañ déggante am na fu ñu jaar ak moom. te musuñu koo gis mais bi ma gisee daf ma ne yéen sincèrement da ngeen changé dama demoon ba démissionné genre ci sénégalais yeeg yu ni mel. mais seen groupe bi da ngeen changé sama perception maanaam sama ni ma doon gisee sénégalais yi. parce que jàppale ngeen ma te musuma leen a gis tey laa la ma sa gis. donc loolu mooy di dimbali nit désintéressement maanaam li nga koy dimbali wutoo ci lenn lu dul dimbali ko te yàlla tax. donc ñun foog ñuy jéem a gën a ñun sénégalais suñu bopp. ñuy gën a jéem a suuxal loolu dimbali te yàlla tax parce que nit ki. xëy na fii kenn mënul boppam dara. parce que loo mën tey xëy na di nga toog nga dégg anglais nga am xaalis sa compte. mais am na loo xam ne tey jii tey mën na la dal doo ko mën a defal sa bopp. non dañ ñuy sóoraale daal. ñuy sóoraale di jaxasoo dañuy sóoraale la quoi. waaw di jaxasoo te xam ni béréb bi moom amul solo. waaw looloo tax nag léegi waaw. da nga am waaw pour yokk ci comme li nga wax noonu dafa am solo point bu am solo la parce que ñu bëri loolu moo leen di téye. man tey toog naa sama kër. dëkk naa fi 8 ans léegi. waaw te sama tur xëy na ñoo koy doog a dégg ndax association bi. waaw mais bi ma gisee loo xam ne dafa am solo dama jug. sol samay daal demal sama bopp. xaaruma ku ma ne ñëwal xaaruma ku ma ne ci nga bokk. donc
fii ñi ma fiy demale ni bëriwul ñun ñu bokk association bi ñu koy créé xamante wuñu woon mën naa ne tafaalaa ci xawoon miin ñi ci des yëpp miinu ma leen ba nii ay am di jàmm lañu waaye du ma ne ay xarit lañu parce que li ñuy déggante du bëri bu ñu déggante rek association bi donc nit ñi ñoo ngi fi di liggéey seen biir. di jàppalante te taxul ñuy demalante di toog di parce que. waaw maanaam yàqul sa vie privée dara exactement yàqul sa vie privée dara. yàqul dara parce que léegi nag Pape Thiaré loolu moo taxoon nag UTV International. dafa préparé benn document boo xamante ni. document bi daf ko indi ngir ñi nga xam ni ñoom ñoo koy seetaan rawatina ñi nga xam ne ay Sénégalais ñuy dund ci diaspora bi. pour wax ju am solo jooju nga wax ci ni Sénégalais. fu mu nekk dafa war di dem ci Sénégalais yi rawatina nag association même bu fa association amul day xamante ak Sénégalais yi ndax kat lenn moo am mooy ndog dafa gaaw te nit mënulu boppam dara léegi mooy image bii ngeen di seen ci écran bi kii ngeen di seen benn Sénégalais la boo xam ni moom Pape mi ngi doon dund fële ca Brésil Brésil nag dafa yaatu mi ngi doon dund ci benn état boo xam ne état bu bii leen ci biir Brésil ci wetu Amazonie état bu ñuy wax Mato Grosso état boobu fa la nekkoon ci benn ville bu ñuy wax Guiaba moom sénégalais bii nag mi ngi fekk baax fële ca zone Casamance moom foofu la demoon bi mu amee dafa bi mu demee am fa liggéey full time commencé di liggéey di am xaalisam mais nag dafa nekkoon koo xam ne baaxoon na lool mais suñu borom da koo natt woon ci demul ci sénégalais moom gis ni sax mooy dafa nekkoon foofu rek toog ànd ak tubaab yi ak boppam yàlla nattu ko nag ci biir bi Brésil coronavirus bi nekk ñëwee Brésil am ci lu bari moom benn guddi yàlla dogal biiram di metti moom ay ballonnement daal di dem hôpital parce que xam naa dafa sérieux woon bi mu demee ñu entré ko di ko faj par yàlla dogal mu faatu ba mu faatoo ñoom brésiliens yi gis ñu benn mbokkam parce que sénégalais yi yëwuñu ko ñu daal di koy jël daal di koy bind ci liste ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu ca coronavirus ba foofu ca hôpital ba ñu jël ko yóbbu ko sanguñu ko julleewuñ ko defaluñ ko bàmmeel yéen a koy seen noonu ñu jiital ko yor ko di ko suul fa ñuy suul ñi nga xam ni coronavirus moo leen dal même ni ñi masque woon noonu ngeen seen noonu xam nga loolu kon mbir mu doy waar la lépp dafa nekk mbir moom dafa jafe ba suñu nattangoo ak suñu xarit yi couleur yi nekk foofu ci Brésil ku mel ni jëwriñ Cheikh Ndiaye nga xam ni moom mooy coordonnateur bu fédération bu daayira murid bi nekk foofu ci Brésil gépp ñu ngi koy sant bu baax a baax def na jéego yu rëy ak ki nga xam ni sa nattangoo la nekk président association bu dëkk boobu di Guiaba moom it def na ci lu rëy rëy ba jokkoo ak consul ba mais fekk na nag biñ daata wax fekk béy wéy na mbuus ba xës nañ ko suul moo tax ñi ngi ñaan ñëpp comme ni nga waxee noonu sénégalais mooy mbokkam nga jaxasoog nit ñi yàqul dara perte boobu dara ci sa vie privée kon Pape léegi dañ lay wax ana lan moom mooy sa kàddu gu mujj waaw kàddu gu mujj gi mooy di kontaan lool wax dëgg yàlla am nañ mbégte lool ci jàkkaarloog yow ndax xëy na daan nañ la seen di la gis waaye miinuñu maanaam jàkkaarloo bi ñoo koy doog a am jërëjëf mu nekk lu ñu kontaan lool am naa ko nag waaw mun sooma di sensibiliser waat rek waaw di wax ne lu ñëpp bokk ni ma koy waxee rek kenn waru ci xaar kenn parce que xëy na am na ñoo xamante ne tey dinañ ma woo du ma leen xam di la encourager di wax ak yow te duñu dugg sax ci groupe bi parce que damay dégg à chaque fois ñu naan dugg leen mais dugg aussi ci groupe bi wax ku nekk li nga mëne waaw nit ñi nañ leen xëy na des fois bàyyi ak seen freedom seen liberté ñu def li ñu sentir maanaam booy pousse sax déjà xëy na nit moom tam nga pousse ko sax ba mu xaw a ñëpp waaw xaw a am kii donc mbir affaire yu ñëpp kenn ku ne ñu bàyyi ko daal ak nag suñu borom bindee mais nag ñi ñëpp na xam ni ñoo ko bokk loolu rek engagement bi moo am solo engagement nag day feeñ ci nu ne am na koo xam ne wax bi la mën ci biir groupe bi am na koo xam ne woo ma ci suuf la mën wala woo keneen am na koo xam ne joxe xaalisam la mën am na koo xamante ne ñaan sax day toog sax di la ñaanal te xamoo ko mais yow Pape ku ñu bëgg a jokkoo ak association bi est-ce que mën ngaa wax numéro téléphone bi ñu bàyyi def ko ci écran bi ñu séen ko bien sûr mën naa joxe 074 111 7725 waaw donc numéro boobu ku ci woote mooy sama numéro sax mooy sa numéro ku ma woo ku la woo nit ñi may woo nag xam nañ ne xëy na man ku ma woo incha allah waaw mais da ci baax waaw pour ñu def ko ci écran bi moom ngeen di seen noonu ci écran bi ku bëgg a jokkoo ak association bi président Pape Thiaré numéro boobu boo ko woowee rek di nga ko mën a jot ngir nit ki tamit nag léeg-léeg soxla day bette loo xam ne association bi moo ko mën a def xëy na ku ko bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii ngeen gis ci écran bi moom ngay jokkoo ak association bi waaw Pape Thiaré léegi dama lay laaj lan moom mooy sa couleur préférée man sama couleur préférée bleu la. bleu la. sama doom bi boo ko laajee rek. waaw mu ne daal di bleu. man bleu mais yow plat sénégalais yi ban moo la gën a neex. man
góoru ndar laa donc ceebu jën. ceebu jën bu tooy wala bu wow wala bu wesin. non bu mu tooy moom baaxul ceebu jaga daal man su ma wàccoon Sénégal tey meer la loolu lañ njëkk a togg. moom lañ njëkk a togg Sénégal boo fa demee ban dëkk mooy dëkk bi nga xam ne daal mooy dëkk bi la fasciné neex la. ah Ndar parce que foofu laa yaroo foofu laa xam. waaye nag samay parents malheureusement bi mu retraité dafa ñibbi Thiès. dafa ñibbi Thiès. donc kon Thiès ci la bokk. Thiès la nekk léegi mais man damay préféré di dem Ndar parce que sama xarit yeeg def naa fa 20 ans. 20 ans foofu laa xam donc Ndar mooy sama région préférée wax dëgg. Pape Thiaré sant ak ngërëm ñeel na la kontaan nañ lool ci daje bi. kontaan nañ kon ngeen di xam ni ñu ngi nekkoon ak Pape Thiaré président bu association sénégalaise bu Manchester. mu dalal ñu teranga yi bari na tubarkalla Pape ñu ngi lay sant bu baax. suñu kontaan nañu léegi nag nii la rek comme ni ngeen di gisee képp ku bëgg a jokkoo ak lii di UTV International yéen a ngi gis numéro bi noonu ba tey mën nga jokkoo ak ñun ci muy information ak lu mu mën a doon. ñi ngi sant mbokk yi nga xam ñooy dund ci diaspora bi fu mu mën a nekkee rawatina waa Brésil ñi ngi leen di sant Diorine Cheikh Ndiaye ñi ngi sant suñu siège bi nga xam ni moo nekk fële ci Touba Mbacké ak suñu ndaw si nga xam ni moo ko jiite soxna soosu di Ndeye Awa Samb ñi ngi sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fële ci États-Unis te ñuy suivre ak France ak ñi nga xam ne ñoo nekk Belgique ak suñu mbokk yi nga xam ne rawatina ñoom ñoo nekk fële ci Cap-Vert ak Gabon. kon donc Chine tamit Ousseynou fàttewuñ la Ousseynou Diagne nga xam ne yaa ñu nekkal foofu kon sëñ Pape ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu techniciens yi nga xam ne ñoo ñëwoon ngir fexe ba lii mën a nekk ndax kenn du leen gis waaye yàlla dafay dogal lépp loo leen gis mu am fii rek ñoom ñoo ko amal kon jërëjëf Pape Sarr kon ba baneen numéro incha allah ci jotaay ci UTV International. mbokk yi bu leen fàttee abonné ci seen bii di UTV International te bés cloche de notification bi pour mën a jot suñu yeneeni vidéo jërë ngeen jëf.